Mignane bi muy commencé dafa dellu si ci histoire bi bu ñu comprendre histoire boobu du ñu comprendre dëgg problème suuf bi nga xam moom la Sénégal di jànkuwanteel muy politique bi ñu tegoon pour réew yi nga xam dañu gën a ndóol li ñu yaakaar te muy doon seeni ay ressources muy suuf si ci boppam ak liy bàyyeeku ci suuf si ñu accaparer ko pour gën leen a téye ñu gën a ndóol boo mokkalee histoire boobu nga contextualiser ko ak liy am ci Dakar ci communes yi parce que Dakar xëy na moo ëpp ay moyens pour guerre ci rajo yi ci télé yi et cetera mais li am ci communes yi moo gën a pur sànq honorable wax na ko benn nit kese gisoo doomam gisoo jarbaatam ñu ni la accaparé na 50 hectares wala lu ko ëpp ci benn commune 50 hectares yooyu mu accaparé ay toolu jàmbur la woon ñu ni moom dafay ñëw dafay bay mën na faa gas teen waaye ña ko doon bay laataa maamu kooku di juddu ñooñu mu bàyyi fa ay doomam ñooñu di ko bay di fa bay dugub di fa bay gerte di fa bay ñebbe mu nekk seen ay revenu complicité maire ba ñu ànd kompaloo ni dañu ko saxal ci conseil municipal préfet wala sous-préfet daf ko approuvé nit moom moo ko moom benn nit rek moo ko moom mos naa ci waxtaan ak Sabouri Ndiaye mooy commandant bi jiite Descos mu ni Mansour est-ce que xel mun na nangu ñu ni juróom fukki hectares benn nit képp moom loolu ci suufu Sénégal ñu toog di ko seetaan te loolu tey moo nekk ci partout ci Sénégal bu ñu fàttali ko ay 2007 2008 am na rapport bu GIABA génne woon ci wàllu blanchiment d'argent dafa waxoon ni ci kanam tuuti dina am benn boom immobilier buy am Dakar Saly Mbour et cetera parce que ñiy sàcc xaalis blanchiment d'argent foofu dong la ñu ko mën dugal li ci musiba bi mooy daañu rawale xaalis bi ñuy jàllale te du dëgg du yoon du xaalis bu baax mais daañu ko mën a am fu ñu ko làq parce que daañu ko def ci immobilier ba baadoola dootul am kër dootul am terrain bu mu dëkk waaye daañu ko def itam ci suuf muy accaparer suufi jàmbur yi ci force loolu defe naa ni ñi topp actualité bu ñu demee ci GIABA defe naa ay année 2007 2008 boobu man maa ngi RFM dama doon présenter journal mu nekk loo xam daf ma marqué woon parce que dama ko doon dund jamono yi ci localité yi ma dëkkoon defe naa ni ba léegi mu ngi seen rapport yi bu ngeen ko gëstoo di ngeen ko gis ñu wax itam ci wàllu communes yi ak maires yi président Macky Sall jël na décret ci ni bu fekkee egg nañu ci autorisation de construire mais laata autorisation de construire booy tabax day am fooy tabax mais fi ngay tabax kan moo la koy jox conseil municipal moo koy saxal donc pouvoir yooyu nga xam ni maire bi am na ko ci yenn saa yi am ñu nekk ca mairie ba di dénoncer ay kër wala ay suuf yu ñu délibéré te du nekk lu conseil municipal bi yëg laa ni càcc la mais loolu bu ñu ko dénoncé waat ko non seulement dañu war a sanctionner maire ba mais maire ba day am pouvoir kalaame sax ki ko tudd te boo sàgganee du mujj fenn lu dul sonal ki nga xam ni moom moo dénoncé càcc gi maire bi def par exemple ce qui s'est passé ci ay communes yow daaw dégg nga fi benn baykat boo xam ni dañu jaay ci seen suuf lu ëpp 50 hectares jox ko ay indien bi ñu ko joxee indien yi nee nañu dañu ko def ak ñoom contrat boo xam ni hectare bu nekk peut-être 500 000 wala 800 000 pour ñaata exploitation 35 ans imaginez hectare bu nekk ñu jox la ci 500 000 pour exploiter ko 35 ans au moment où ki moom toolam ñu ni ki moom tool boobu noonu moom mu ni def naa fa ay limon def naa fa ay mango def naa fi nangam yaa ngi jàllale information bi dañu fekk vieux bi ci toolam non seulement dañu ko dóor mais ouvrier yi nga xam ñoo doon liggéeyal indien yi dañoo foton paa bi toute une journée mu yendu fa ba ay doom ñëwee dañoo dem di xeexi ak ñi nga xam ñuy ouvrier yi ñu def demande gendarmerie ñëw def intervention waa dëkk ba ñimeeti ñoo génn ba bëgg ak bañ li maire yi jël décision ci suuf si loolu mooy continuer imaginez tey diggante Sindia ak Ngekoox ñaata hectare lañ fa bëgg a déclassifier ñii opposé wu ñii bañ mais tey suufu ci wàllu ministre ba war na fee nekk ci wàllu urbanisme dañu wax ni Dakar Thiès Mbour mooy triangle bi nga xam ni triangle sax lañ koy wooyee bi gën a riche na gën a cher ci wàllu habitation mais nu ñu mën a waxee ni Mbour bokkul ci Dakar bu neexee maire yi nekk foofu ñu déclassifier ni mu leen neexee defe naa ni ñàkkoo dégg coow li fi amoon fan yee ci diggante commune bu xawma Malicounda la ak Joal ak commune bu Sandiara en tout cas Sandiara moom xam naa ko ci parce que bëggoon nañu déclassifier ay hectares yu bëree bëri
ngeen foog ni coowal littoral bi nekk Dakar ci kanamu géej gi moo gën a sérieux coowal foncier boobu non non boobu moo gën a grave parce que li suufu Dakar di jar actuellement moom la suufu Mbour di jar moom la suufu Thiès di jar moom la suufu Sindia ak Diass di jar. parce que bu fàttali AIBD mu ngi collectif des victimes de Sindia boo xamante ne wàcc nañu tey def conférence de presse ñoom ak waa FRAPP France Dégage. donc évidemment dinañ ko def te dinañ leen ci jàppale bu baax ñu continuer di dénoncer parce que toujours gestion maire yi ne foofu. je donne un exemple xam nga APIX daf fi construire ay autoroutes yu bëree bëri Ila Touba bi ak jële Mbour ba dem ay côté Kër Ballaloo xam nga communes yi nga xam ne tali yi jaar nañ fa nan la ñuy def. pas plus tard que ce matin maa ngi koy dénoncer à la rajo sa APEX bu ñëwee fekk yow nga am sa tool mu awalee fa tali dina la dédommager ci garab yi fa nekkoon et cetera mais li mu lay dédommager dafay aju ca peine bi nekkoon ci tool bi xam nga suñu maam yi ak suñu papa yi farataalu ñu woon di def ay garab yu bëri ci seen ay tool. ay gerte ay dugub lañ fay def. xam nga boo ñëwee ci ab jàtti fekkoo fa garab booy dédommager borom. donc nit ki boo ko jëlee lu mat 5 hectares tali ba aw ci digg ba xaaj ko nga jox ko benn somb ndaw parce que amul woon peine bu am solo bu fa nekk mu lekk loolu mu jeex léegi AGEROUTE moom exploitation tali la fa soxla mais maa la xamal ni bépp commune boo xam ni tali ba jaar na fa tey espace bi desoon ci tool yooyu dagg nañ ko ay kër jaay ko. je donne l'exemple am fi ma dëkk man campement Ngeko xamuñu kan moo ko jaay maire bi moo ko jaay ñi dend ak maire bi ñoo ko jaay da ngay gis ñoo xam ni xëy ñu gontuñu. seen situation di soppeeku ci anam gu tegul fenn ils sont tous des chômeurs dañuy tabax ay immeuble dañuy dawal ay oto mais ku liggéeyul bëgg am dëkk ci teranga mais da ngay def lu lewul léegi nag problème foncier bu ñu wax ni décret bu président wala dogalu ministre wala et cetera ministre dafa wax ni problème littoral bi du woon ñoom ñoo ko signé d'accord mais état continuité la ñoom signé wuñu ko ñëw nañu xam nañu ni légalul irrégularité am na ci nañ ko annulé loolu mooy bëgg sa réew loolu mooy ku nar a def gestion bu baax loolu mooy gouvernance bu baax bi ci des mooy bu ñu fàtte ni toujours li may faral di wax nit ñi nelawuñu donte nekkuñu ci pouvoir xam nañu bu baax nit ñi doxalee xam nañu jalgati gi ci am honorable député wax na ko sànq da ngay ñëw ñu jàppandalal la yow benn personne defar la soppi la benn milliardaire nga ñëw ci ni ngay négocier ak maire bi yéen a xam nu ngeen mën di def ñu attribuer la suuf bu bëree bëri suuf boobu noonu nga lotir ko bu dee ci dëkk yi nga xam ni ba léegi dañuy def 300 mètres carrés am nga ci 24 terrains bu dee dëkk yi def comme 150 mètres carrés comme Dakar am nga 48 terrains yoo xam ni bu fekkee même 10 hectares la kan moo ñëwee dem France gis fa benn dëkk boo xam ni rek benn village bu nekk 5 hectares te amuñu forêt amuñu terrain basket amuñu terrain football. amuñu place lañ koy attribuer loolu noonu nga wax ni moom la wax naa ko sànq ci début dañ koy attribuer kenn par exemple. da ngay gis benn personne mooy coow bi am suun bëkk dem pour nga gën a comprendre bu gën a leer précisément suun mu ngi fii ci autoroute bi boo passé péage bu toglu bi juste dëkk yooyu nekk ci suufu tali bi mooy suun un certain monsieur Fall journaux yi sax bind nañ ko ñëw na fa ni jox nañu ko 50 hectares monsieur Fall moomu promoteur immobilier la nan la jote suuf soosu parce que maire bu Diass ci ñu doon manifester ñoo wax loolu de maire bu Diass moo ko jox léegi maire bu Diass ban pouvoir la am pour joxe 50 hectares benn nit boobu fi mu am suuf si ak AIBD motul 2 kilomètres kooku nekkul milliardaire ci détriment wu population wu lëmm ñu doon bayetuñu jeunes yëpp nekk ay chômeurs dëkk ba amatul ndox dëkk ba amatul accessibilité ci benn domaine ndaw ñi pour ñu yëg tali ba sax dañuy def ay contournement ñu côté boobu également dafa bari li ñu duppee forêt classée côté boobu ngay lim léegi. mais forêt classée ki déclassé kan la. forêt classée dañu koy déclassé. ki koy déclassé kan la. am na ay forêt yu ñuy déclassé yoo xamante ni bii. est-ce que sax chef de l'État dina ko yëg. par exemple ma tënk benn 2 secondes. daaw gis naa benn commune boo xam ne maire ba dafay déclassé di joxe ba dugg ci commune Popenguine c'est-à-dire xamul sax. loolu mooy gaafu nag acte 3 décentralisation. il y a des communes yoo xam ni xamuñu sax fan la ñu frontière tey. te c'est très dangereux ay révélation yu am solo Mignane qui a le droit tey def li ñu dippee déclassification. waaw jërëjëf defe na déclassification lu ñuy wooyee une zone classée wala forêt classée président donc moo ko mun def normalement bu nu jaaree yoon moom rek moo mun a déclassifier joxe ordre mais aussi déclassification
pour utilité publique. maanaam lu doon loo xamante ni. buñ ko fayee dee def dafay jëriñ askan gi yëpp. déclassifié parce que xëy na dañ fa bëgg a def université wala école wala hôpital bu mag lu ni mel daal loo xamante ni du ma Samba ko moom du ma Demba ko moom ñëpp a ciy jëriñu mais gis nañu li gars yi di faral di def bi déclassifier benn affaire. alors pourquoi forêt classée bu Thiès bi ñu koy jox ay particulier ñu fay def loo xamante ne du utilité publique. mais parce que dañuy jalgati en vérité dañuy def loo xamante ni dafa ñaaw te loolu politiciens ñoo koy def am ñu leen ci jàppale ñi nga xamante ni ñooy signé kayit yi. moo tax ma doon wax sànq ni ci biir administration bi. c'est le cas également de Ndengler. mais c'est partout. partout gis nga maa ngi lay fàttali en 2012 Fanaay 20 000 hectares lañ déclassifié jox ko nit hectares yooyu am na ci sax yoo xamante ni cimetière la woon ñoo xamante ni depuis 1500 et quelques temps almoravide 9e siècle lañ fa denc seen i maam ñu déclassifié ko jox ko mel ni way pour 20 000 hectares mu ne dama fiy ñëw bi def projet boo xamante dama fi béy nangam dama ci kii. mooy histoire éthanol bi ñu fi doon tudd ay. voilà donc dinaa indi xaalis def ay emploi alors que xam nañ ne ci jamono yooyu Union européenne dafa joxe woon benn directive bi mu doon wax ni l'Europe léegi pétrole boo gis ñu koy utiliser comme source d'énergie dañ koy panacher ak pétrole boo xam ne dañ koo béy. parce que pétrole bi dafa commencé di manquer ñu def mixité pétrole pour que ñi béy éthanol ñi di béy tabanani pour mën a am loo xam ne dañ koy mixé directive boobu bu ñu ko jotee suñu partenaires yi nekk Europe dañ ñu ko yónnee ne leen boo leen deful ndànk les hommes d'affaires européens yi daañu dugg si léegi Afrique ñëw jënd suuf te loolu dafay mëngaloo itam ak lii waa ji doon wax sànq depuis début finance sañ Mansour wax na ko aussi muy blanchiment d'argent bi. xam nga benn Samba Sow bu nekk biir Fanaay nga wàcc këram indi benn maletu 100 millions ne ko jox ma sa suuf si i kam noonu lay wax rek woo mbokk yi i kam noonu ay 100 millions de mais xamul ne 100 millions benn mètre carré de suuf sax moo ko ëpp njëriñ. donc il faut que ñu fexe doo xamante ni suuf ñu jox ko àq ji nga xamante ni moom la si yàlla def. jox ko itam valeur bi nga xamante ni cette valeur foncière commune à tout le monde ñëpp bokk ko loolu tant que defoon ko ci suñu administration ci suñu gestion politique ci suñu gouvernance daanu toll foo xamante ni pour denc ci sax benn doomu aadama ngeen baal ma dana jafe ndax ñi soxla suuf tey dañoo gën a bari yaay goo xamante ni suuf amatul fenn Asie gis nga chinois yi ñu ngi ci biir àdduna di war suuf ñu ngi Cameroun ñu ngi Congo ñu ngi fii Sénégal di gor suñu garab yi fii am ñu leen ci jàppale Casamance Amérique ki lu ñuy def fii ci suuf ki ñu mënu kaa fa def dañu lay pital fetal nga dee Europe amatul suuf Australie amatul suuf réserve foncière maanaam desit ci suuf ci àdduna ci globe terrestre mu ngi ci Afrique mais dafa mel ni nag africains yi xamul ne suuf si nga xamante ni moo fi des tey mooy bi gën a baax bi gën a fertile bi am ndox ci suuf si am pétrole ci suufam am or am minerai yëpp moo tax bu ko nit ñi day jënd yàkkamte dañ koo jënd ndax xam nañ ne ou bien mën nañu gas fekk fa dara wala mën nañu béy fekk fa dara même bu ñu béyal aussi mën nañ ko tabax rapidement morcelé ko jaay ko comme li député bi doon wax sànq am ci 4 fois liñ ko jëndee woon dañuy bàyyi loolu te fexe ba administration xam ne liggéeyam ko muy impôt muy domaine ak li ni mel liggéeyam mooy d'abord sàmmal na sunu suuf buñ ko mënul sàmm nag nañ leen fa jëlee teg fa ñoo xamante ni dañuy waat ci kanamu yàlla ni man inspecteur des impôts man inspecteur des domaines waat naa ni li ñu may jox ci sama liggéey danaa ko sàmmal askanu Sénégal alors yaa ngi wax sànq ay